mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte ànd ak yéen ci xibaaru marax yi di ko tàmbalee résultat yi tukkee ci élection législative fanweeri fan ak benn ci weeru sulet bi waa intercoalition Yewwi Askan Wi ak Wallu nee ñu duñu clamé ci kanamu conseil constitutionnel bi ñi nga xam ni tamit ñoo bokk ci intercoalition boobu jàpp nañ ni collectivité locale yi au conseil bi amul benn njëriñ dinañ ci dikk léegi ak Maymouna Ndiaye Ababacar Camara ñoom ñoo teewee conférence de presse bi ñu teewlu. gannaaw ba ñu waxtaanee ci seen biir intercoalition Yewwi Wallu nee nañu bile yoon duñu déposer benn yoon recours fële ci conseil constitutionnel dogal bi nee nañu ñoom seet nañ ko seetantal ko. dañu amatul confiance ci ñoom. te peuple bi amatul confiance ci ñoom kon ku peuple bi amatul confiance ci yow nit ñi amatuñu confiance ci yow classe politique bi amatul confiance ci yow kon amul lu ñu fay déposer di ay recours di perdre suñu temps parce que ñaari député ba ñett yi nu président Macky Sall jëlal ci bi mu gonflé yenn chiffres yi gonflé yenn département yi xanaa lekk cere bu neex a neex rek mooy yóbbee ñangeen yeeg mengeen yi ñuy gént ni benn député wala ñaar yooyu wala ñett yooyu conseil constitutionnel nañu ko delloo leer na leen du ci wàññi lu mu ci yokku du nga ci wàññi ci député président Macky Sall donc xam nga loolu nekk fii war a jublu ci li askan wi soxla nga naan yaa nga fay topp dem di fa taxaw yéen ñi journalistes yi ngeen fa nekk guddi ak bëccëg te dara du fa génn vraiment nañ leen épargner loolu parce que yéen it am nga loo leen di def. leneen lu tukkee ci seen ndaje bi ñoom ñi nga xam ni ñoo fare ci Yewwi Wallu nee nañu liggéey bi nga xam ni dañ koy amal ci HCCT duñ ci bokk. leer nañu ni amul benn njariñ ci askan wi fii ku fi mën a wax lan mooy liggéeyu HCCT ku fi mën a wax lan lañu mën a retenir ci seen bilan ci biir Sénégal amul. à part salaire bi ñuy jot 4 yi ñu leen di jox jëlee ko ci budget wu état muy ay milliards yu bare yi nga xam ni mën nañ ko jël yóbbu ko foofu ñun nag nekkuñu ci caaxaan boobu intercoalition bi nekkul ci caaxaan boobu. bu ñu yàlla mayee ñu installer assemblée nationale bi ñu contrôler assemblée nationale bi daanu dugal proposition de loi pour la suppression pour supprimer HCCT parce que amul njariñ. nee nañu lii ñuy def dañ ci àndandoo di xàccandoo dóorandoo ñoom leader yi fare ci Yewwi Askan Wi Wallu ñu ne duñu nangu benn yoon ñu ne ni xoqatal ñu dànkaafu ñu féete ci nguur gi. HCCT boobu ñu àddu jëmale ci xayma goo xam ni mun nañ ni société civile bi moo ko sàkku ndax gis nañ ni bëriwul njëriñ muy loo xam ni dàq na ko vice président kuréel boobu Fat Bintou Konté Mohamed Dieng. ña ngi ko samp ci atum 2016 ki ko fi tegoon mu di le président de la république le haut conseil des collectivités territoriales jamono ji ci ay élections lay dëppmal ngir renouveler waat ñi nga xam ne moom moo di ay membre am wante société civile bi dafa jàpp ni balaa boobee faw nag ñu teg ab bilan. boo defee institution jëmu def di juróom benni at balaa nga ci wéy muy première fois bi ñu ko def war nga ko saytu ndax amal na njariñ askan bi wala amul njariñ askan bi comme lu ëpp ci Sénégalais yi boo leen di déglu naan amulul njariñ askan bi war nañ ko kon xoolaat bu ñu ko xoolaatee waxtaanee ko ndax dañ koy garder wala duñ ko garder ndax li ëpp. Ndiaye Cissé mi nga xam ni moom moo yor ONG 3D jàppale nag position bi yoon nag duna war a mën a xam fan la ñu féetee bañ a participer ci élection yooyu mooy lu yoon ndax mosunoo nangu li nga xam ne moo di au conseil des collectivités territoriales. loolu bi ñu koy samp 2016 opposition bi dafa contrôle ci kii boobu institution boobu moo ko société civile kon tey opposition bi war na taxawaayu wane ne àndu ci. comme société civile war na continuer di wax ne àndu ci parce que nit ki. ki nga xam ne moom moo di vice président HCCT dafa jàpp ni ñàkk xam lii nga xam ne moom moo di institution boobee moo tax ñu ci bëri surtout ñi nga xam ne ñoom ñi waa société civile di ko tënkale ak institution boo xam ne ab lekkukaayu xaalis la. ñu xamoon ne au conseil d'abord ci constitution bi la nekk mooy ñetteeli institution yi am Sénégal mooy président de la République gouvernement assemblée nationale au conseil économique et social ak les cours et les tribunaux. au conseil mooy ñetteelu institution bi
ensuite dafa am loi organique boo xam ne wote nañ ko depuis 2016 mooy organiser son fonctionnement et son organisation am règlement intérieur ak yooyu am nag li tax mu jóg mooy président Macky Sall dafa choisir indi acte 3 de la décentralisation daal di ne politique am daf koy basé ci suuf ci communes yi lay jógee maanaam la ñuy wax territorialisation des politiques publiques maanaam politique yépp ñuy décider ñu ngi koy appliquer à la base au niveau des communes loolu bu fekkee ne jël nga ndogal bu mel noonu il faut nga am institution bu mel ne au conseil nga xam ne mooy représenter d'abord les collectivités territoriales. lu ci am ba am mouvement bi di gëm sa bopp Bougane Gueye Dany nag moom dafa xam ne ni nag du participer ci élection yooyee mouvement dafa mës a wax ni faaw nag lii nga xam ne moo di HCCT ñu supprimer ko. élection boobu naka la nar a demee HCCT ñu dëgmal yeesal gi parrainage bi nu muy demee ñan ñoo mën a nekk candidat ak ñan ñoo mën a voter Farba Maroun indi na ci leeral ànd ak Mohamed Dieng. laata noo jëm ci élection des hauts conseillers des collectivités territoriales candidats yi dañoo war a romb étape parrainage comme ni ko yeneen élection nationale yi di laajee. boo bëggee présenté wu nga doon parti wala nga doon coalition wala nga doon indépendant. yoon dafa ne da nga war a joxe ci téeméer boo jël juróomi nit ñoo xam ne dañ lay gunge loolu lu ñuy tuddee parrainage donc bu ko defee dafa am benn décret boo xam ne ci région bu ne dafa ne nombre de parrainage bi wala nombre de personnes conseillers yi la war a gunge nii la toll boo demee département Dakar da lay wax ne juróom-benn fukki la ak juróom nga dem ci département par exemple boo demee ci yeneen département yi dafa am nuñ ko séddalee ba ku nekk xam na ne département bi ngay dem lii moo la war a gunge ci ay nit pour nga mën a déposer sa candidature parce que loolu bu amul également sa candidature donc du mën a valable. scrutin bi nar a am ñeenti fan ci weeru septembre bi ñu dëgmal te nar a tabu lu toll ci téeméer ak juróom fukk au conseil des collectivités territoriales moom am na ay différence ak li nga xamante ne moom mooy élection législative wala présidentielle. boo jëlee téeméer ak juróom fukk yi juróom-benn fukk yi. dañ leen di tabb ci département yi maanaam ci ñeent fukk ak juróom-benn département yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal département bu ne dafay am élection te boo jëlee juróom-ñaar fukk yi nag boobu président de la République moo leen di tabb ci décret donc bu fekkee loolu la élection bi jour bi bu ñëwee département bu ne da ngay organiser scrutin moo tax mu doon scrutin majoritaire à un tour au niveau département maanaam raw gàddu la c'est-à-dire boo demee ci benn département képp koo xam ne ci coalition wala parti wala indépendant yaa ëppale da ngay jël au conseiller fa nekk yëpp maintenant au conseiller nag ci département bu nekk dafa am nu ñu leen di tànne c'est-à-dire département bu ne dafa am benn décret boo xam ne day wax ne au conseiller yi ñii lañ war a toll donc benn la war a doon ba ñett waaye mënul weesu ñett mënul yees benn pour nga mën a nekk ci liste yi il faut nga nekk conseiller municipal wala nga nekk conseiller départemental te également pour nga mën a wote il faut nga nekk conseiller municipal wala nga nekk conseiller ci benn département. ñuy fàttali ne dépôt dossier candidature yi tàmbali na depuis juróom-ñeenti fan ci weeru août nar a jeex fukki fan ak ñeent ci weeru août bi ñu dëgmal leneen li ñu war a jàpp mooy élection au conseil des collectivités territoriales moom laajul caution. ñu àddu jëmale ci wàllu wérgu yaram ak hôpital Aristide Le Dantec mi ñu nar a tëj fukki fan ak juróom ci weeru août bii muy loo xam ni njaqare tiis ñeel malade yeeg seen i accompagnant directeur ba docteur Babacar Thiandoum di dalal xel yi ci reportage bi Cheikh Diop Alioune Diagne ànd. dem ak dikk boo xamante ni daal nañ koy nemmeeku moo xam aji tawat ji wala bokk ñi nga xam ne ñoom ñoo leen gunge ñëw file ngir amal seeni rendez-vous bu mujj pour ñenn ñi li ko waral bokk na fii ak juróomi fan hôpital Aristide bu Dantec dañ koy tëj mu nekk aw xibaar boo xamante ni neexul benn yoon ñi lee nga xam ne ñoom ñooy aji tawat ji. ñëw nañ fi depuis 7 heures mais boo xoolee médecins yi n'ont pas l'esprit tranquille ñu ngi dem fii gauche par droite par là boo laajee ñun la grand. dañuy war a délocaliser man leen donc rendez-vous ñu jox sax le 25 bii di ñëw ñoom nee nañ ñu woote balaa ñuy ñëw ñu war ñu fan la ñu war a dem ak fan la ñu war a teg suñu tànk daal parce que rendez-vous le 25 xam naa du ñëw la Dantec mais nag c'est à eux duñu wax fan la ñu war a dem. lii daal jaaxal nañu foofu ba fu jaaxal yam waaw fi mu ne nii maa ngi nii te ay këyit parce que dañ ma médecin bi moo yoroon fii dama ma yebal sami ne ma dem foofu noonu. boole maag beneen anesthésiste ñu commencé waat liñ defoon fii te loolu kenn xamuñ ci sax suite bi fan la waaw jàkkare nañ jaaxle nañ waaw kenn xamul daal lii lan la quoi waaw ñi ngi ñaan nag gouvernement bi lii nañ jóg ci lii ci nu mu gën a gaawee.
yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni njort nañ ne daañ ko jànkonteel directeur bu hôpital Aristide bu Dantec di dalal xeluk ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di aji tawat ji. service yi fi nekk yëpp di saytu wér-gu-yaramu askan wi dañ leen di toxal ci yenn hôpitaux yu Dakar yi ci hôpitaux yooyu tànn nañ ci Dalal Jàmm Abass Ndao hôpital militaire de Ouakam hôpital institut d'hygiène sociale et cetera ak centre de santé yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Dakar donc toxal boobu dafay concerner le personnel les équipements les activités mais aussi malades yi dañ leen di toxaale. lu ñeel mbirum ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di agent yi moom chef bu établissement public bu santé bile di xam ne rek ne bépp payoor woo xamante ni warloo nañ ko ak ñoom daañ ko matal ba mu mat sëkk. personnel bi dinañ leen jël en charge pendant la période de la reconstruction salaire yi dañ koy fay moom dinañ ko jël en charge ku mu nekk CDD CDI ak prestataires yi. donc dinañ jël en charge dinañ préserver les emplois. hôpital Aristide bu Dantec am ci lu ëpp téeméeri at ci aw dayo woo xamante ni toll na ci juróom-benn hectare gouvernement bu Sénégal nam tabax li nga xam ne nag moom moo di xaajuk bile espace ci diirug fukk ak juróom-ñetti weer li ci des nag gouvernement bu Sénégal xam na rek ne da koy jaay. dañuy des ba léegi ci wàllu santé dem ba Ziguinchor ak jàkkaarloog taskati xibaar bu fa Guy Marius Sagna def ànd ci ak ñiy jàng ci centre régional de formation de santé yi juróom-ñaari kuréel yu ni mel moo am fii ci Sénégal ak seeni jafe-jafe ngir ñu jël leen ci anam gu nu mu gën a leeree digg na it marche nationale goo xam ni moom député élu bi dana ko amal ñu teewlu ay kàddoom. lu ëpp weer a ngi ñu ngi ci grève ndax lan ndaxte ñoom njàngaan yi dañoo bëgg a wér-gu-yaram bu gën a mucc ayib ngir askanu Sénégal ci naka seen revendication ñaar la benn bi mooy ci centre yi ñu taxawal fa li ñuy woowee système LMD ñaareel bi mooy ñu ngi laaj li nga xam ne moom mooy képp ki nga xam ne génn nga ci école yooyu nga génn fa ak sa lijaasa muy diplôme état du Sénégal jël la dugal la ci hôpitaux yi ci poste de santé yi ak ñoom seen ci centre de santé yi. dañoo bëgg gouvernement du Sénégal ak président Macky Sall au lieu ñuy jël xaalisu Sénégal di ko jëndee ay nit pour ñuy voter au lieu ñuy jël xaalisu Sénégal di ko séddoo seen biir di ci noos di ko détourner nañu recruter infirmier yu doy sage-femme yu doy assistant infirmier ak technicien supérieur yu doy. ci politique ak élément Babacar Diouf bi mujj yemb dab ñu kon ñu àddu jëmale ci taxawaayu Pape Diop ci assemblée nationale bi ñu dëgmal gannaaw ba mu gisee ak xalif général des Mourides yeyul yàbbi ci xanaa ne ci alxames ji gannaaw conférence des leaders ci Ndakaaru dina àddu jëmale ci lu leer ñu teewlu Babacar Diouf mu indi ci moom it ay leeral. aw ma benn déclaration bu may def nii la Pape Diop tonto ñi nga xam ne ñooy journalistes yi ñëwoon bëgg a taataan ci moom ay kaddu ñu ko doon xaar mu wax fan la féete ci coalition Benno Bokk Yaakaar wala Yewwi Wàllu Pape Diop ba fii yeeyut yàbbi mu ngi xaarloo Sénégalais yi gannaaw waxtaan wi nga xam ne amal na ko ak xalif général des Mourides ki fi nekkoon président assemblée nationale de dafa génn rek dugg ci otom bu ñuul kukk bàyyi journaliste yi ñu toog di xaar ki nga xam ne moo di Mamadou Lamine Massaly biñ ko laajee dane benn déclaration de duñ ko def fi nga xamante ni moo di njaareem wante nag dinañ am lu leer ci alxames gi ci conférence de presse bi nga xamante ni conférence des leaders yi nga xam ne ñoo nekk ci coalition Bokk Gis Gis Liggéey dinañ ko amal ci alxames ji. Pape Diop ginnaaw bi mu jógee ci xalif général des Mourides ki nga xam ne moo di Serigne Moustapha Nawel dalal na ko ci kër gi nga xam ne moo nekk ci kër gu mag ci biir balaa ñu doon génn ci kër xalif bi taatal nañ fay xibaar yu ñu won ne xalif général des Mourides de du dalal gan bésu àllarba ñenn rek ñoo koy mën a gis ci àllarba muy ñi nga xam ne dalee na woowal boppam wala ñi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Touba. njaboot ci loru ca Hann ak hydrocarbure xeetu essence wala gasoil boobu di ball ci saar yi ne ñu la ñu bëgg mooy ñu toxal leen ndax fi mu nekk nii sonn nañ ba tax sàkku nañ ci nguur gi mu taxaw ci nu mu gën a gaawee Mariam Ndiaye Pape Sangone Mbaye lañ ko dénk. booy jub si école bi rek xeetu essence bu fort moo lay teeru ñaari njaboot diñ fi toxal la ndax gasoil bi ball ci seen kër ci ab jaaxle la ñu nekkee démb ba léegi
matelas yu ñu leen indil sax doyu leen. xanaa sonn rek waaye malade rek lañ gisagul 15 malade yi ndaw lañu mooy malade yi nekk si hôpital la l'hôpital yi lañ ñuy indil 15 malade gisuñu ventilateur gisuñu médecin bu ñu waxoon gisaguñ dara boobu léegi ñuy toog fii nii jox nañu xaalis na leen jox nañu tuuti xaalis na leen gérer leen pour tey suba dinañ ñëwaat. seenub liggéey taxaw na moo waral ñuy ñaan bañ a yàgg ci barab bii. noyor suñu bopp buñ liggéeyulee rek mooy loolu dañuy toog duñu am dara yaa ma xam nga fan yëpp liggéeyul. nee nañ daal 3 jours la ñuy res. waaw ñun ñu nañ tëj ci kër yi ñëw toog fii nii waaye xam nga ne fii ak fee benn la fii boo toog fi gasoil bi danay xeeñ yow xam nga loolu noonu. li ñu bëgg sax nag mooy ñu toxal leen ndax lu ni mel du fi lu bees te sonn nañ di noyyi xetu essence bés bu yàlla sàkk ci seen kàddu. mu ñun mag ñi sax mën nañu métti waaye xale yu ndaw yeeg yooyu noonu démb sama tànn bi daa jékki saa rek daanu kenn xamul lu ko waral. ak tey tamit suñu benn locataire dafa jékki saa rek daanu fële yóbbu ko hôpital. ñu jëlee ñu fii ñun loolu lañ gën a bëgg ñu jëlee ñu fii ñu dëkk nii tuxal ñu feneen jëlee fii rek ñu daal nañu jógee fii rek parce que tëgg si ko ay gasoil moom wóorul imagine ko tàq bi korog bi bu ñu tëddoon ba xaaju guddi mu tàq ñu ñëppay dee ba jeex. fuite hydrocarbures yi am Yarax te fees ci quartier Waalo ga sonal na askan wa te di leen jural ay jafe-jafe wér-gi-yaram looloo waral ñu ngi woote wallu ci ni mu gën a gaawee. ñeneen ñu loru ci taw bi di waa cité Bellevue 2005 atum 2005 ba léegi lu ni mel la ñuy dund nag am na ñu fa bàyyeekoo ti uti feneen fu ñu dëkk waaye ñenn ña fa des gis nañ ni lay saafara bi moo ne de yomb na Pape Fara ñi nga Thierno Laurent Mendy lañ ko dénk. cité Bellevue tur bi dong moo fa des ndax neexatul gis ak i gët gannaaw tawu àjjuma bi nga xam ne jaar na fi ña fa dëkkee nag lu jafe lañu dund ba léegi ndox ma mu nga fa loolu nag naqari ñi nga xam ne ñoo fa ne. Il y a eu 126 mm d'eau. La cité ne peut pas contenir toute cette eau. Vous êtes toutes malades? On est tous malades. Même moi là qui sors là, je suis malade. On est tous malades. Tout le monde est malade dans la cité. Ñu ngi koy dund depuis 2005. À l'époque, le président Abdoulaye Wade moo nekkoon njiitu réew mi. Ki nekkoon premier ministre son excellence l'actuel président Macky Sall ñëw na fii bi mu fiy dugg Zodiac moo ko fi dugal moo ko fi génne image yooyu la ñu amoon bërki démb ak démb yëpp Zodiac baa ngi woon fii di génne nit ñi parce que nit ñi ndox mi dafa duggoon ci kër yi ba presque 2 mètres nit ñi seen salon yëpp yàqu na loolu nag li ko waral mooy ndox mu bari mi nga xam ne nii jóge na zone de captage traversé centrale de distribution Sénélec bi lépp converger cité Bellevue. kër yu fees ak ndox tali yu yàqu ñàkkum courant li nu mel nag tax ñu bëri daal di jóge seen kër dem ci yeneen i bërëb. ñu ngi sàkku ndimbal ñu ñëw jàppale ñu parce que affaire yi daal vraiment yéeme na quoi yéeme na trop. ana famille bi. waaw famille bi yëpp jëlee nañ leen fi dem nañu parce que mënuñu dund tamit ci conditions yi parce que yëf yi dafa métti tellement bon mu amuñu woon benn solution bu ñu mën a def pour jëlee leen fi rek quoi voilà. génn ci ginnaaw ni am na moto gaal yu fa nekk ni ay moto gaal yoo xamante ni dafa dem ba moto dafa dee sax dañ ko jël uniquement pour jéem a génne xale yi ñu mun leen évacuer ak yooyu noonu. waaw te tam xam nga tam ci ay xale ndaw bu dee ñun ay mag lañ sax garaaw ndox mi boo demee ba ndox toll autoroute dënn ni comme nekkatuloo xamante ni c'était pas si facile. te ñoom sax jàpp nañ ne ngir faj li nu mel yomb na lool. Cité Soleil moo nu gënoon a metti le fuuf mais bi ñu ko réglé jël def fa benn canal boo xam ne day jël ndox mi di ko yóbbu géej boo fa demee tey bu tawee doo fa gis ndox loolu war nañ ko mën a def Cité Bellevue waaw. bu dee sax jamono ji am nañ tuuti jàmm ña dëkkee foofu ca cité Bellevue fi mu toll nii nag seen fit dalul ndax nag nee nañ bu dee indiñu ci ay saafara fii ak yeneen taw yi di ñëw seen dundin dina gën a métti te jafe-jafe rek la ñuy am ci mbënd mi. oto mbalit ni mu doon tànxalaatee dana dakk bu ñu jàppee lii ñu tàmbalee muy klaxon bi dañ ko dakkal di wooteek musique ñi nga xam ne dañoo war a génn ci kër yi indi seen mbalit Sacré-Cœur mooy phase témoin bi ci benn weer lañ ko fay amal Fatimata Touré Pape Sangone Mbaye àndoon nañ ceeg ñoom. sori ci Sacré-Cœur 1 ñu mën a dégg ni musique bi mu ngi jolli ay minutes rek lañ ci fekk ñu seen ñi nga xam ne nag ñoo di camion UCG ñu daal di dugg nag ngir daal di ramasser lépp loo xam ne na mbalit la ci biir localité boobee
fi mu toll nag soxlaatul ñuy klaxonné ngir nit yi daal di génn. lii yéex nañ ko def daal yéex nañ ko def parce que oto mbalit bi bu ñëwoon corné wax dëgg yàlla bu day fekk ñii seen amétation ñii feebar wax dëgg yàlla bu sonné boo tiitee mën na yokk sa tension waaye wax dëgg yàlla baax na noppal na ñëpp daal musique bi baax na set bi moom baax na moo tax lu waay di woy rek woyal original Youssou Ndour moom kontaan naa si moom. waaw méthode bi de méthode bu baax la ñu ngi ñaan yàlla nag mu continuer ñu mënoon def benn coup de klaxon rek arrêté si bopp koñ bi eggale musique bi moo ñu doon gënal. peep moom dox ñu sonaloon moom. ay góoru jàmbaaru dëgg ku ci nekk nag di def li nga xam ne rek mooy bay sa waar ñoom ñi de nag jàpp ni mode bu bees bi nga xam ne jël nañ ko moo di bàyyi klaxon yi indi musique bi population bi nga xam ni ñooy yeewoo fi nga xam ni Sacré-Cœur ñoom ñi de nag adopté nañu ko. klaxon bi dafa dama ma déranger ñu bëri y a des pères de famille qui sont là mères yaa ngi fii les enfants qui sont là ñu sont en vacances ñu bëri ñi nga xam ne dañoo feebar alors son normal li am bu ci jël nii c'est évident ñu def ko. à la population bi nag franchement parler ñu bëri ñu ngi ci nangu quoi au niveau de waaw franchement 1 et 2 fu ñu Ramadan gaa ñu koy nangu quoi. Sacré-Cœur nag la ñu dooree wante ñoom ñi le lu ñu namm mooy dem ci yeneen localité ngir daati wasaare li nga xam ne rek mooy initiative bi nga xam ni UCG jël na ko. su jàllee à Sacré-Cœur benn secteur mën na ko jël comme mën na dem ba ci région yi yëpp quoi te aussi waa région yi su gisee lii ñoom dañ nangu effectivement Sacré-Cœur li mu def quoi c'est plus beau rafet na trop. Sacré-Cœur moom nekk li nga xam ne nag moo di phase test bi fa lañ ko daati commencé 1 mois nag lañ fay nekk balaa ñoo dem ci yeneeni gox ngir daati rek def li nga xam ne nag moo di même mode opératoire UCG rek bëgg gën a jege ñi nga xam ni ñoo di population bi. dañuy dem ba ca Ndoukoumane ak nawet wi béykat yi daal di ci am yaakaar bu baax di rafetlu jamono ji gerte gi ak dugub bi fa mu toll producteurs yi di sàkku sax ci nguur gi ñu yóbbu ba 100 kilo gerte gi ren ji lay sa njaqare moom mooy mboq mi ndax dafa am ay sax yu leen a song Oumar Ndiaye ci leeral. baykat yi nekk ci diwaanu Ndoukoumane jamono ji seen xel dal na ci nawet bi li ko dala ci dugub gerte ba ci mboq lépp jamono ji mi ngi aw ci yoon. fi mu nekk nii yëpp a ngi focc wax dëgg yàlla dugub bi yaa ngi focc mboq maa ngi focc foog naa ne. mais gerte gi aussi samp na parce que man am naa son benn waay bu nga xam ne dégg nga moom muy Ibrahima Badiane moom sax nee na ma ne teel a ñorom bi fi mu nekk nii moom mu ngi ci yëy donc yooyu yëpp. ne yàlla daal moo ñëw ay mbaaxam mais ren vraiment yàlla def na ci tawfeex. bu ñoom baykat yi Ndoukoumane li ñuy sàkku ci nguur gi buñ ci yeggee mu jënd leen kilo gerte gi 100 dërëm. ci maa ngi leen di wax aussi ñu farlu ren parce que état dafa nekk ku nga xam ne ren jii fu nekk sànni na fa karawaas dégg nga maam pour joxe xaalis ñi nga xam ne dégg nga maam ñoo doon laaj kon ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ëpp ci réew mi gën a nekk ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole vraiment war nañu gestu ba nga xam ne ren kenn umpalewul ne liñ def ci gerte gi ak mboq meeg kii bi produit cher na cher gu nga xam ne bu ñu ko jëndalee lu gën a néew 100 dërëm da nekk problème donc maa ngi ñaan sama mbokk baykat bi ñu fa àggee ñoom it nañ mobiliser ñu laaj comme ni ñoo gars yi doon laajee. fi mu nekk nii nag li jaaxal baykat yi mooy yenn ci mboq yi nga xam ne da leen a yéex a ji ay sax ñoo sonal mboq mi ba jur jaaxale ci yenn ci baykat yi. attaque bi daal mooy ay sax daal ñoo nekk si biir. sax yooyu nañ dañoo nekk rek lekk prox mboq gi mboq boo xam ne commencé ko la focc fu mu toll nii rek am nga coon waaye bu si xas bu focc rek fu mu toll nii moom saye moom bàyyi na la waaye bu si focc nag moom nekk ni moom dara attaque gis nga yi nu mu defee ay bën ah mën na si andi trop yu bëri de moom na mu war a baaxee du ko baaxee loolu daal mooy jafe-jafe bi moom suñu mbay mi daal loolu moom mooy sax moom day naan gàncax gi ndax si kii bi lay topp xob yi da koy lekk te da koy bënn prox gi daal da koy dagg lu bëri ma gën ko ñu si jàppale daal loolu sax moo law ba ci diwaanu Koungheul ci dëkk bi di Idda Mouride waaye fi mu toll nii fii ci diwaanu Ndoukoumane lu soxal gerte gi tàmbalee mbereng dugub ji tàmbalee focc yenn ci mboq yi njëkk di tàmbalee boot ñuy dundee yaakaar tey sàkku nag ci nguur gi mu bàyyi leen xel ci kilo 100 dërëm. ñuy jeexale tool yi ba léegi mais bi yoon ca Sédhiou toolu Kousiya jàpp nañ fa 120 kilo juróom-ñaari kilo ci yamba ñoll goo xam ne nag ñoo ko doon trafiqué dañ ne may daw
ba leen takk der yi songe l'enquête ba dana leeral ndax ñaari moto mujj nañ ko cee téye ak ni mu leen ko waxee 127 kilos yamba ca toolu kusi yooyu fanweeri kilomètre dox digganteem ak Sédhiou xibaar yi ki ñu ko jottali Bakary Konté du ñàkk ba dina ci gën a dikkaat ci leeral mbokk yi loolu doon fi li gën a fës ci xibaaru marax yi ñu leen di gërëm di leen sant Pierre Da Silva ak Daniel Diouf ak équipe bi ci jàpp yépp ba mu yemb léegi xibaaru nasaraan yi lay doon gannaaw si ñu dellu si waat Nafi Diallo la ñuy àndal député élu PDS coalition wàllu ci jàngat élection législative yi mu tukkee ak conférence de presse bi nga xam ni intercoalition bi def nañ ko sànq jërë ngeen jëf léegi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop ak xibaaru nasaraan yi